Fatou jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu télévision El Mauritania télévision nationale télévision Ndeye Ji Cheikh comme ni ma koy waxee la chaîne leader tey jii am beneen kàngam beneen gan ci biir kër gi ñu war a ànd ak moom tey jii faram-fàccee wala xeltul leen lépp loo xam ne dafay jëm ci taxawaayam ci biir réew mi waaye du ñu yàgg dara du ñuy ànd ak sunu naatango moom mi nga xam ni moo ñuy jàngatal sunu invité di portrait invité yi su ko defee moom ci wàllu boppam mu jàngatul nu kan la ñu invité tey jii ci maanaam émission xeltu du 5e numéro si saison 6 ñu ànd ak Léna Dieye ak waa régie ñu jox nu sunu portrait de l'invité aujourd'hui. mu ngi juddoo ca Rosso ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett Ndeye Fatma Sarr di ganu xeltu ñu fas yéene leen sëggal tey ci jaar-jaaram mu di doomu waalo bu màggee fii ci Nouakchott defee njàngum tuut tànkam ci école ba ñu doon woowee école marché def njàngum diggu doomam ci diggante collège bi ñu jagleeloon ndaw ñu jigéen ñi ak lycée bi di lycée ñu jigéen ñi. Ndeye Fatma Sarr doonoon ndongo luñ doon ràññee lool ci daara bu mu mësaan jaar li ko waral du lenn lu dul xereñam ci njàng mi ak xërëm ci njàng mi ak Pastef bu mu mës a jox njàng. mu ngi defee baccalauréat ci lycée national bu Nouakchott bi mu defee baccam ci la ko yàlla may mu am bac daal di dugg université bu Nouakchott doon fa def njàng mu kawe mi doon fa nag def li ñuy woowee lettres modernes bi mu fa defee ñeenti at ci la dugg daara ji ñuy woowee ENS di fa ñuy tàggatee professeurs yi bi mu fa génnee ci la ñu ko njëkk yóbbu diwaanu Adrar ci Atar mu fay jàngale kalamay nasaraan yàggul lool ñu delloosiwaat ko fii ci biir Nouakchott mu nekk ci lycée bii di lycée Darnaïm 3 ginnaaw loolu ñu yóbbu ko Nouadhibou mu def fa ab diir bu xaw yàgg lool waaye ci loolu yépp mu am ab mëbët bu mu ëmb ci xelam ne dafa war a eggale njàngam ndax dafa mës jàpp ne war naa doon ku mën a yóbbu réewam fu sori waaye it askanam wi nga xamante ni moom mooy askanu waalo war naa yëkkati seen raaya ba ñëpp du leen seen fu sori mu jàpp ci boppam ba tey ne dafa am àq ba nga xamante ni war na koo waslu ak li nga xamante ni moom mooy ab réewam ak askanam te loolu yépp li ko koy may mooy mu jàng ba nekk ak kàngam ci loolu ci la dellu siwaat fii ci Nouakchott di jàngale ci lycée bii di lycée pilote waaye mu binduwaat ci université bu Nouakchott ngir eggale masteram doon ku bëgg politique lool mu di li ñu ko koy seedeel te ba mu dawee ak tuut tànk ba fi mu toll nii tey jii di ci def ay jéego yu am solo lool di ci dox guddi di ci dox bëccëg fu jigéen ñi réew mi taxaw ci wàllu politique moom mu taxaw fa waaye lépp nag bëgg sagal réewam waaye it bëgg fu mu toll di yëkkati raaye bi di raaye waalo. Ndeye Fatma Sarr doon taaw ci ndey di taaw ci baay di ab njaboot bu wuuf njabootam am na ñetti bant di ko bëgg njaboot lool di ko jóge njaboot lool doon ko ay waajuram gërëm lool waaye it ay xaritam kenn demul ñi des ci seedu yu rafet yi nga xamante ni yëkkati ñu ko tekk ci ndoddam Ndeye Fatma Sarr ñépp seedeel nañu ko ne ku bëgg nit la ku am sutura la ku am kóllëre la Ndeye Fatma Sarr doon na ku bëgg siggil waalo waaye it kuy tiitaroo jëkk ga mu dëkk ndax lu muy wax lu ne dina ci génne misaal jëme ci jëkk. ku téléspectateur ak téléspectatrice bu télévision El Mauritania sunu invité ngoog Ndeye Fatma Sarr lu mu koy wax soxna si lan nga nu mën a yokkal ci maanaam sa portrait bi. waa avant tout d'abord Babacar danga may ma nuyu bismillah rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatu wasalaam may nuyu téléspectateur yu El Mauritania yëpp du nuyu samay mbokk yëpp di nuyu fi ma cosaanoo sama waa dëkk di la nuyu di la sant yow mi nga xam ne tey danga ma may opportunité boole ma ci say invité ma doon sa invité yu bis bi donc li may yokk ci portrait bi defe naa ni du bëri ndax daanaka ki def portrait bi man ak moom benn lañ dafa xam ci man lu bëri donc en résumé daal defe naa ni l'essentiel wax na ko donc mi ngi noonu rek. voilà li mu wax daal defe naa ni matal mënoo ci yokk dara. voilà soxna si sunu waxtaan dañ koy nang def ak ay pàcc du ñuy commencer sunu émission ci sa profession jàngalekat nga. parce que suñu la invité fay tey jii ñu nekk ci situation mbas di coronavirus wala fi di ko wax mbas
ñu nekk ci situation boo xam ni situation bu particulière la war nañu waxtaan ci njàngale mi sooxe wala njàngale mi am jafe-jafe mu indi sax ay problème ay jafe-jafe ci facteurs yu bare moo xam njàngale ñi nga xam ni ñoom ñooy ñi nekk ci fonction publique bi moo xam privé yi la moo xam ndongal daar yi la moo xam yéen jàngalekat yi la jafe-jafe am na nan ngeen di dundee si période bi ñuy traversé lu jëm ci wàllu mbas mi. waaw Babacar loolu dama ci sawar tontu bu baax parce que mbas mi dafa nekk loo xam ne dafa lëmbee àdduna mu répercuté wu ci secteur yëpp rawatina ci jàngale mi nga xam ne ci la ñuy yëngu mu doon année boo xam ne année bu metti la doon année bu doy waar ci jàngalekat yi doon année bu metti tamit ci ndongo daara yi parce que booy xool dem nañu ba nga xam ne presque ñoo ngi nekk ci une année blanche mais dañuy sant yàlla bi nga xamee ni nguur gi def nañ seen kéemtalaay kattan ba fu mu ne nii programmé nañu sauver année bi ba année blanche boobu duñ fa jot a egg. nan lan ko programmé pour sauver année blanche boobu. d'abord balaa ñuy egg ci sauver année blanche bi sax dañu jël ay mesures yoo xam ne ay mesures d'accompagnement yoo xam ne nekk na loo xam ne c'est très utile pour élèves yi yépp donc ñu disponibiliser ay outils yoo xam ne dina leen dimbali ñu mën a continuer seen jàng mën a continuer réviser lu mel ni chaîne de télévision bi nga xam ne à chaque fois day dérouler ay programmes pour élèves yi di ci mën a jëriñoo lu mel ni yenn plateforme yi nga xam ne jot nañ ko def disponibiliser ko am na aussi yeneen jumtukaay yoo xam ne élèves yi mën nañ ko jël élèves yi nga xam ne dañoo nekk dans les coins les plus reculés du pays mën nañ ko jëfandikoo wala am na ci beneen jumtukaay boo xam ne da ngay dugg nga def téléchargement ci Play Store nga xam ne di nga mën a télécharger cours yu jot a jàll yépp donc mu nekk ay mesures yoo xam ne dañ ciy féliciter gouvernement bi di ci féliciter suñu ministre tutelle donc ñu leen ciy remercier parce que loolu bu amul woon dina gën a metti. mais est-ce que aussi tamit téléchargement boobu ngay wax élèves yëpp que mën a accéder parce que ça pose problème parce que am na ñoo xam ne tamit amuñu moyen internet. loolu tamit ça pose problème alors xale yooyu nga xam ne tamit ñoo ngi les coins les plus reculés comme ni nga ko waxee te amuñu moyen internet ñooñu nan ngeen di def ak ñoom. bon ni nga ko waxee rek dëkk bi xam nañ ne dëkk bi dafa rëy dafa yaatu te. am na coin yoo xam ne électrification bi demeewul noonu donc ñooñu dañ leen jox ay outils yoo xam ni dina leen permettre de lu mel ni rajo lay doon nga xam ne dina tax élève bi dina mun a def enregistrement donc doo télécharger du soxla courant batterie ngay jël nga def ko ci nga def sa enregistrement nga toog nga déglu donc déroulement cours bi te loolu defe naa mooy li gën a pédagogique parce que élève bi à tout moment dina mën a déglu dina bu comprendre dina mën a dellu en arrière dégluwaat li mu comprendrewul donc mu nekk loo xam ne jumtukaay boo xam ne jumtukaay bu am solo la ci période bi dimbali xale yi bu baax a baax donc c'est vrai que ni am na ay coins yoo xam ne dañoo reculer mais jumtukaay yooyu yëpp gouvernement bi daf ko sóoraale xale yooyu yëpp ba jox leen loo xam ne dina leen permettre ñu mën a nekk au même longueur d'onde que yeneen xale yi nga xam ne ñoo ngi ci biir ville yi. mais man li ma xaw a jaaxal ci plateforme boobu ak maanaam stratégie boobu nga xam ne nguur gi jël nañ ko li ma ci xaw a jaaxal. en tant que jàngalekat parce que xam naa li may wax bu baax a baax. mooy le niveau est très bas tey jii soo xoolee niveau xale yi le niveau est très bas. alors xale yi nga xam ne ñoo ngi woon classe ànd ak seen ay maîtresses ànd ak seen ay professeurs. face à face. te amoon jafe-jafe te pour ñu sax jénn ci dafay metti tey jii su fekkee ni toog nañu lu toll ci ay ñeenti weer jëm jàpp juróomi weer jàngunu ñu bëgg sauver année blanche bi est-ce que du répercuter maanaam ci élèves yooyu ci seen année bi nga xam ne moom la ñu jëm parce que soo moytuwul la majorité de ces élèves là daan leen passé loo te suñu leen passé loo aussi tamit ça peut poser problème est-ce que année blanche bi ñuy daw gënul woon. bon man je pense que ne année blanche moom du solution. amul benn pays bu ko ci monde bi boo xam ne def na ko rek mu jural ko lu gën man je trouve que ne année bi ñu sauver année bi moo gën a bénéfique ci état bi te aussi mooy li gën a arranger xale yi parce que boo defee année blanche bi da ngay sacrifier toute une génération. dégg nga donc bu loolu weesoo tamit li nga wax ci niveau bi dafa nekk loo xam ne lu dëggu la. dafa nekk loo xam ne partout dans le monde dañ ko reconnaître am na
aussi élève bi des fois niveau yi ci classe yi du bokk da ngay am élève boo xam ne bii peut-être kii niveau am dina élevé tuuti kii niveau am day moyen keneen ki niveau am mooy gën a baax mais toujours est-il que moyens yi ñu disponibiliser nii xëy na maître bi il est absent mais du gouvernement bi rek booy xool moo war a def ay actions ñoo war a accompagner élèves yi man je trouve que ni période bi bu fekkente ni parent d'élève bi am na moyen wut ko accompagner doomam wut ko encadrer doomam ce serait l'idéal bu fekkente ni parent bi tamit amul moyen bu fekkee moom ci boppam am na benn niveau bi wala kenn ci membre famille bi am nañu benn niveau bi donc war nañu mun a accompagner xale yooyu parce que wareef bi du ci gouvernement bi rek la donc mbir mi du gouvernement rek la war. ñëpp ci war a jàpp enseignement bi ñëpp ci war a jàpp muy parent d'élève bi muy ñëpp képp ku ci jàpp rek ci période bi donc dañoo soxla loxo yi ñëpp ci war a jàpp bu ko defee yëf bi mën affaire bi mën a yóbbu. très bien Ndeye Fatma mënuma la duggal ci enseignement te duma laal beneen secteur muy secteur privé yow yaa ngi ci fonction publique bi même su fekkee ni métti na ci yéen defe naa ni yéen a tane tey jii ñi nekk ci privé bi privé bi ñu ngi yuuxu métti na lool et ils disent même que ni amul mesure d'accompagnement ci ñoom maanaam nguur gi jàppalewu leen ci seen wàllu nekkin parce que tey jii gis naa un directeur d'école privé buy def taxi pour droit pour mën a lekk pour mën a naan gis naa directeur école privée bu ñu jénnee ay bagages am jukk ci mbedd mi parce que fayul location est-ce que tey jii foofu tamit que nguur gi maanaam fayurul foofu est-ce que nasaxul foofu bon xëy na ak yan mesure nga yaakaar ni war mun na am donc ñun xëy na ñoo ñi nekk ci privé bi ak ñun benn lañu suñu ay collègues lañu ñu bokk métier bi ñun lu ñu doon gënal mooy ñun ñi nga xam ne dañoo nekk des fonctionnaires de l'État di continuer di jot suñu salaire bu doon suñu sago suñu collègues yooyu di mën a continuer jot seen ay salaire mais da ngay xool ne Babacar ñoom ñi nekk ci privé bi ak ñun suñu ay conditions du benn. lan moo leen wutale. ñoom seeni ay conditions ñoom booy xool boo doon calculer tey li ñuy fay un professeur du privé et un professeur du public li ñuy fay professeur bu privé bi mun na ko doubler mu tripler ko wala mu tripler ko voire même mu quadrupler ko yaa ngi dégg ce qui veut dire que ni man j'aurais préféré que ñi nekk ci privé bi bien que affaire bi c'était pas prévisible dafa bett ñëpp bett àddina bi yëpp mais man dama yaakaar ni kuy liggéey ku ne war nga organiser wu war nga planifier sa dundin ñoom ils ont beaucoup plus de moyens. mais soxna si. may ma Babacar da may dégg ma eggale Babacar ils ont plus de moyens mais attention et laisse-moi finir. non d'accord je vais te laisser finir mais donc foofu da nga fa laal loo xam ne aussi tamit su ma la bàyyee nga dem. dafay da ngay sànni xeer il faut que aussi tamit que ngeen nangu ko aussi ngeen nangu aussi que ni foofu côté boobu gaa ñi dañu fay. d'accord parce que mesure d'accompagnement dafa war a am. d'accord les mesures d'accompagnement dama ciy ñëw. donc man mënuma imaginer un professeur du privé boo xam ne bii il touche à peu près 1 million d'ouguiya par mois am na fii ci biir Nouakchott fii j'en sais quelque chose ou plus yow mënoo organiser sa dund de telle sorte que bu problème amee yow dina am as tuut boo xam ne tegoon nga ko nee. mais est-ce que ça c'est une raison c'est vrai que gouvernement bi bañ leen accompagner gouvernement bi dafa war a accompagner ñëpp. voilà loolu mooy wareefu gouvernement. voilà mais est-ce que gouvernement war na mën a matale loolu yëpp est-ce que gouvernement bi li mu leen war a prévoir jox leen ko bu leen ko joxee dinañ ko àggale fu mu war a egg est-ce que ñi ko war a gérer dinañ ko gérer gestion bi. ci mais muy devoir am rek mu def ko moom. devoir am la c'est vrai mais. man j'aurais préféré que les professeurs du public du privé plutôt jéem a organiser wu tuuti bu ñu organiser wu woon peut-être am seen syndicat wala ñu jéem a am kuréel goo xam ne dina leen taxawal dina mun a ñaxtu xëy na loolu dina gën a mën a yombal affaire bi sama ay collègues lañu comme man j'aurais préféré que mesure d'accompagnement yi président de la République programmé woon yépp mu boole leen ci amaana peut-être ñoo ngi ci mais Babacar da ngay xool ni ce n'est pas facile du tout ce n'est pas facile parce que bu ñu demoon tey bay indi mesure d'accompagnement yooyu ñu jël ko ñu war ko pàccoo par exemple kenn ko gàtt xel ni man jël ko war ko séddale
du ko séddale bi jaar mais beneen problème lay indi Babacar beneen problème lay indi mais ñoom le gouvernement am nañu moyen yu suffisant pour mën a gérer lépp loo xam dañ koy jël di ko jox askan wi moo xam enseignement bi la moo xam secteur maanaam beneen secteur bi la. am na moyen yu mën a contrer loolu. mais gis nga Babacar gouvernement ci planification lay dem peut-être que nee naa la peut-être que loolu c'est programmé mais lu nekk ak temps peut-être que dinañ ko programmer. mais yéex na. mais 4 mois. mais tamit. 4 mois mais pourquoi les directeurs yi nga xam ne ci ñoom la ñu dépendre pendant des années et des années ils se sont fait des millions et des millions ci doomu enseignement yooyu. mais pourquoi yooyu directeur yow xam nga ci dara mënuñu dimbali seen ay enseignants. mais Fatma yow sa wàllu bopp xam nga ni am na ay directeur d'école yoo xam ne fii ci biir capitale bi di Nouakchott ay turu directeur lañu mais seen école demeewul noonu te lu ñuy def ci social dafa bari yow xam nga ci dara. waaw loolu tamit dëgg la surtout les quartiers périphériques. loolu dëgg la Babacar mais gis nga waruñu tamit jël yëpp teg ko ci ndoddul gouvernement. mais daf ci am cër. il faut nga nangu yàlla bay sa tool. gouvernement daf ci am cër parce que xam nga yéen politiciens yi. yàlla bay sa tool Babacar yéen politiciens yi. gis surtout nga nag ñu faral nguur gi da ngeen di défendre loo xam ne da ngeen koy défendre lu indéfendable aussi ci citoyen bi. waaye ñun dañoo am devoir tamit ci gouvernement boo xam ne ñun la war donc ñun lu ñuy ñaan mooy président de la république bu fekkente ni c'est possible bu leen mënee dimbali comme tout le monde comme nu mu ko defee ak ñëpp na ko def c'est tout. bu fekkente ni mënuñu ko def tamit bu fekkente ni dañoo envisager def ko tamit c'est ce qu'on souhaite mais tamit nañu jéem a delloosiwaat xel yi tuuti nañu jéem a waat raisonnable tuuti parce que am na loo xam ne nag wax dëgg yàlla dafa raisonnable kay raisonnable weesuwul tey jii malgré situation ñoom yu ñuy dundi tey jii gisoo leen ñu yuuxu gisoo leen ñu def dara. ah si ñoo ngi yuuxu. waaw mais ñoo ngi yuuxu à travers les réseaux sociaux ñoo ngi yuuxu de. mais ñoo ngi koy def ci anam bu mucc ayib anam boo xam ni defuñu ko tey jii toj dara defuñu ko tey jii yàq dara duñ ko def ñoo ngi ci réseaux sociaux yi dëgg la ñoo ngi yëkkati seen ay kàddu ñoo ngi lancé ay messages loolu wax dëgg yàlla c'est à saluer parce que mënoon nañu tey jii def comme yeneen dëkk yi ñu def wàcc ci mbedd mi toj oto yi def lii def la mu indi ay problèmes yoo xam ni dafay dégénéré wu foofu laa waxee ni nguur gi tamit que même su fekkee ni tey jii dafa am ay plan wala mesure d'accompagnement am na foo xam ni war na ko fa def il faut nga reconnaître loolu mais yéen politiciens yi aussi tamit des fois surtout ñi fara nguur gi da ngeen di défendre l'indéfendable loo xam ni waru leen ko défendre. Babacar et surtout sa ay collègues non sama ay collègues lañu. sama ay collègues lañu nekkal seen place soxna Fatma il faut nga nekk seen place ñoom. Babacar man nee naa la ñoom damay compatir ci seen situation. man nee naa la sànq ni la bu doon sama sago président de la République yeneen mesures d'accompagnement yu mu jël pour les citoyens vulnérables daf koy jël pour ñoom. loolu laa la wax parce que ñoom après tout c'est des pères de famille comme tout le monde dañoo war a fay loyer dañoo war a lekk dañoo war a naan donc ñun loolu moo doon li ñu gënal mais xëy na ak fu ñu toll ni comme ni ma la ko waxee gouvernement ci planification lay dox xëy na ñoom ñoo ngi ci jéego yooyu waaye eggaguñ fa donc ñoom li leen war mooy ñu organiser wu dem xool ñi nga xam ne ñoo war a mën a régler loolu ñu jooytu fa seen problème du nekk ci gannaaw sa clavier wala nga nekk ci réseaux sociaux di yuuxu ba suba ba ngoon jot nga dem tëddiwaat amul sens te et puis dëkk bi dafa naa ni ku ci ne war na mën a góorgóorlu am li nga amal sa bopp ba balaa la fa nguur di fekk. Babacar loolu mooy dëgg mais mbas mi soxna si laal na le secteur yëpp metti na lool. tout à fait man waxuma ni nguur gi deful effort. mais dama ni situation bi ñu toll nii ci mbas mi metti na lool. metti na kenn voilà diwu ko. très bien léegi ñu dellu si ñu ñëw ci jeexal ci poñ boobu tuuti si wàllu njàngale mi mooy yéen seen collègues yi nekk ci maanaam fonction publique bi di yuuxu maanaam lu jëm ci seen wàllu prime d'éloignement prime de créé loolu tamit que toujours dafay day répété wu à chaque fois di poser wu toujours problème fan ngeen ci toll ak lan nga yaakaar ni moom moo war a mën a saafara mbir mi une bonne fois pour toutes. bon problème prime de créé yi ak échelon yeeg éloignement ak yooyu yëpp tout récemment bi ministre de l'enseignement fondamental am na benn séminaire defe naa bu mu def il y a même pas 2 semaines bu mu def mais li ma ci gis jàngat bi ma ci mun a am mooy li ñu dalal nañu xelu enseignants yi
parce que Babacar mun nañu wax ne xëy na même bu fekkonte ni prime yi sax yenn ci prime yi par exemple lu mel ni prime de CREI même bu fekkonte ni versé wuñ ko woon sax fayuñu ko joxuñu ko enseignant bi nañu waxante dëgg depuis février wala depuis mi-mars ba tey dugguñu classe te ki duggul classe prime de CREI ki koy am mooy ki dugg classe donc foofu ñoom mun naa wax ni def nañ fa jéego boo xam ne bii dañ koy reconnaître. lan mooy jéego ban parce que lu ñu wax mooy li ma jot a gis man mooy nee nañu les primes dinañ ko fay ci temps bi nga xam ne moom lañ ko doon jot. mais ki demul classe du coobareem parce que mbas mi moo ñëw. non mbas mi moo dama ni la. bu fekkoonte ni ñoom fayuñu ko sax ñun jàngalekat yi. waruñu leen ŋàññ. parce que jàngalewuñ ko mais jàngalewuñ ko ba pare prévoir nañ ni. bu heure bi jotee heure biñ ko doon jot bu jotee dinañ ko fay donc loolu déjà c'est bien dégg nga. yéen jàngalekat yi fi ngeen toll fii nii amu leen benn problème mu maanaam retardu salaire ak ay jafe-jafe. non ñun amuñu problème retardu salaire. mais am ngeen ay jafe-jafe alhamdulilah rabbil alamin le 25 bu jot wala avant le 25 nga jot. sa xaalis mais jafe-jafe yi. mais jafe-jafe yi xam nga lan la. mooy échelon yi nga xam ne dañ ko gelé woon. échelon yooyu boobu ba léegi. man mun naa wax ni man par exemple sortante 2007 la samay échelon dafa naa ni ñaari yoon la mës a yéeg bi ma commencé ak léegi année passée lañ ñu jot a verser une partie ñu ne woon année bii dinañu verser li ci des mais ba tey ay promesse la ñu am te ñoo ngi dundee yaakaar te am naa yaakaar ne ñi wax jooju ak ñi jël boobu décision dinañ ko exécuter bu moment bi jotee. donc ñun dund yaakaar rek lañ ci am. seen jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njàngale yi nan nga ko jàngate yow nan nga ko mën qualifier. ban ci ñoom. ki nga xam ne secondaire bi ma dépendre moom waaw. jëwriñ bi ma dépendre man personnellement miinuma ko mais xam naa ñoo xam ne ñu ko xam nañu ñu ko jege nañu li ñuy wax ci moom yu rafet la. est-ce que tey jii li mu tegagum boobaak léegi mu nekk ci d'accord un technocrate mais est-ce que li mu teg tey jii ci taabal bi depuis bi mu ñëwee ba léegi dal na sa xel yow. man li mu teg ci taabal bi dal na sama xel li ci des kay xanaa ñu mettre ko en exécution mais liñ fi jot a teg lépp lu ko dalee ci programme bi président de la république def ci njàng meeg jàngale mi ba ci ministre yi ba ci yeneen décision yépp yi nga xam ne jël nañ ko pour améliorer conditions enseignants yi ci réew mi man sama xel dalagum nit nag dunde yaakaar rek la am ñoo ngi dunde yaakaar. très bien soxna si dañuy song nag dugg ci wàllum politique waaw xam naa ni nag foofu dana xaw a tàng tuuti Ndeye Fatma Sarr chargée de mission la à la commission des femmes ca Union pour la République muy UPR muy parti nguur gi tey jii yéen a ngi ci biir nguur gi di yëngatum politique rawatina doomu wolof doomu waalo doomu Rosso alors politique bi ngeen di dund tey jii nan nga ko jàngatee nan nga jàngatee politique Mauritanie. naka laa jàngatee politique Mauritanie. dans sa globalité. day nekk rek politique comme xam nga Babacar dañoo nekk en Afrique te booy xool presque ñun ñëpp ñoo bokk ni ñuy doxalee. xëy na am na ay jéego yu bari yoo xam ne jot nañ ko mun a def waaye d'autre part am na côté boo xam ne. dafa sooxe mi ngi sooxe ba tey te ñuy ñaan yàlla nag yàlla nañ ko saafara. ban côté la mooy sooxe noonu. li sooxe li ci gën a tar ci côté administration bi la li ci gën a tar ci côté administration bi la. il faut être plus clair. parce que dama seetlu ne suñu administration ba ñu jógee ba tey les mêmes kat ngay gis. maanaam soo waxee ni. les mêmes familles mooy nomination yi ngay wax foofu. booy xool dafa mel ni. dañoo yor benn base de données boo xam ne de 1960 à nos jours bu dara waree xew xëy na waxuma ni loolu moo am mais dama ko njort rek parce que dama remarqué ni toujours ce sont les mêmes familles toujours ce sont les mêmes noms alors que waroon na mën a demoon neneen parce que état mauritanien lépp ñëpp la te ku ne da cee war a bay waaram ku ne daf cee war a gis boppam donc te aussi ma seetlu ci beneen fànn que ne administration bi booy xool dafa vieillir
maanaam changement classe politique bi amul. te dëkk bi. foofu nga bëgg a wax li fi nekk ci jeunesse bi ñoo fi ëpp plus de 52% wala plus de 50% ay jeunes lañu. mais d'accord mais est-ce que jeunesse boobu wane nañu seen bopp. loolu mooy wax ji. parce que même su fekkee ni. mais même bu ñu wanewul seen bopp même bu ñu wanewul seen bopp Babacar compétence baa ngi fi yaa ngi dégg te comme critères yi ci ay compétence lañ koy basé nañu fexe ba képp kuy doomu réew mi képp ku bokk ci réew mi nga war a mën a gis sa bopp ci réew mi. mais politique Afrique yaa ko wax sànq. ne politique Afrique dafa am nu mu demee. dañu am parce que seen tey yow yaa ngi ay réalité mais tey jii yaa ngi yow parti au pouvoir. nekk fa tey jii chargé de mission. tey jii suñu la doon nommé wala di la fal. dañ lay fal mais daanu bàyyi ma Samba wala ma Demba bi nga xam ni ma nga ca beneen parti. ah non je ne pense pas. si loolu moo am. parce que tey jii soo xoolee nomination yi am ni ñi ànd ak nguur gi ñoom la ñuy nommé mais nommé wuñu kenn koo xam ne nga jóge fële ci kujje politique yi. mais man dafa naa ni li gënoon mooy bu ñu demee bay nommé képp koo xam ne am na compétence bi ñu soxla. képp koo xam ne doomu réew mi nga xam ne boo ko tegee ca place bi dina amal réew mi njëriñ defe naa warul am xàjj ak seen noonu la waroon a demee. mais demeewu ko noonu d'accord nga ni demeewu ko noonu. te est-ce que d'accord nga ni demeewu ko noonu. mais aussi booy xool ñi ci kujje ko politique googu ngay wax est-ce que ñoom ñoo ngi jógee gouvernement. est-ce que ñoo ngi jéem a collaborer ak gouvernement. mais est-ce que gouvernement bi xëcc na leen est-ce que xëcc na leen. non gouvernement bi bu dee waxu xëcc ngay wax rek son excellence ba mu ñëwee dafa ibbi tàllal loxoom opposition bi ñii wuy si nañu ñii wuy si wuñu mais ñii wuy siwul Babacar à qui la faute yow nekk opposant taxul nga jël ki nekk nguur def ko sa adversaire yow da ngay doomu réew mi da ngay patriote da ngay citoyen bu fekkee réew mi daf la ñor ki nekk au pouvoir bu wootee da nga war a teew ngir jëmmal sa parti ngir xeexal sa askan. mais su fekkee ni dëgg la ci yow mais su fekkee ni woo yooyu ay woowu mbas la nag. non du benn woowu mbas yoo xam ne da nga leen di woo nga ñëw nga sëlëm leen. Babacar du soo ñëwee su woowu ko mbas defee ñu te loolu xëy na loolu lu weesu la waaye li ñuy jot a dund lii woowu mbas amu fi yow gis nga li xew xam nga ni peut-être loolu c'est révolu mais lii xew tey woowu mbas amu ci de. son excellence le président de la république dafa tàllal gaañi loxo gis nga ñi muy recevoir avant mbas mi recevoir na opposants yi ci ñi ci bëgg a ñëw nañu mais ku ci bëggul ñëw Babacar toog ci sa ruq di ñaxtu guddi di ñaxtu bëccëg dañuy ñëw fekk la ci sa kër ñëw di la neexal ni la ñëwal nga ñëw nga fekk ci ñu jox la ci poste yi mais Ndeye Fatma Babacar poste bi dañ koy mérité dañ koy mérité d'accord mais il faut que ñu reconnaître benn affaire aussi tamit que ni nit ki soo koy woo pour mu wuyu si la dafay am looy teg benn plan d'action bu leer boo xam ne koy teg si kanamam. mais Babacar bala nga naan mais kaay ñu waxtaan rek ñu woo la kaay ñu waxtaan nga ñëw ñu jox la nga naan zirit bu sedd guy ñu ñëw jox la tàndarma wala tegal la michu nga lekk soo paree nga raxasu jéem dem gouvernement bi de Babacar non Babacar ku la woo dina la jox wala dina la dig wala mu wax la Babacar dañ la woo yow réew mi moo la ñor réew mi ngay xeexal pourquoi doo dem nga wuy ji boo demee wuy ji buñ la tegalee lu la doy nga ànd ak ñoom buñ la tegalul lu la doy kenn mënu la forcer ci dara nga dem mais bu fekkente ne dañ la woo nga ne maa lànk du ma ca dem parce que bokkuma ak ñoom vision parce que li ñuy def doyu ma yow réew mi nga war a jiital. Ndeye Fatma xam nga yéen réew mi nga war a jiital mais ñu woo la nga lànk ba pare xam nga yéen ñi nekk ci nguur gi yéen ñi nekk ci nguur gi sànni ay xeer xam nga yéen ñi nekk ci nguur gi yoon xam nga yéen ñi nekk ci nguur gi tàccu rek ngeen nekk non tàccu te politique non te politique tàccu dafa jeex xam nga du nekk si jamono joo xam ne du nekk si jamono joo xam ne il faut que aussi tamit que yéen ñi nekk ci nguur gi ngeen nangu ñu leen di xool bët ak bët di leen wax dëgg Babacar te yéen nanguwu leen ka Babacar toujours da ngeen tàccu rek gis nga dëgg yàllaa ko moom te gis nga tàccu dafa jeex ci réew mi yaa ko wax tàccu dafa war a jeex de dafa jeex ci su jeexul tamit dafa war a jeex ndax gis nga ki jiite réew mi ba mu ñëwee dafa ne mais loolu moo koy moom mooy avantage loolu mooy intérêt te loolu ñuy wax muy leer loolu mooy intérêt mu xam fi muy teg loolu tànkam ñun mooy li ñu gënal parce que président de la république mënul bés bu xëyee dem ci ruq tel bu xëyee dem quartier tel bu xëyee dem service tel ñi nga xam ni ñoom la délégué wala ay ministre am ay directeur am ay conseiller am loolu ñooñu la war ñoo war a doon ay tànkam ñoo war a doon ay bëtam ñoo war a xam li xew ci dëkk bi ñu ko koy indil en temps réel te di ko wax réalité bi am bu ko defee moom mu mun a saafara mais bu fekkente ni lii dafa am fii yow matale woo liñ la yabale woon
nga ñëw wax leneen mais li nga ko tegal ci loolu lay mën a jàpp ci loolu lay mën a sukkandiku donc nañu jéem a changer doxalin yi nañu jéem a changer mentalité yi jàppale borom nu ngi koy waxatee le président de la République parce que yéeneem ci réew mi rëy na lool am nañ ci yaakaar. mais est-ce que tey jii buñ ko jàppalee est-ce que tey jii yow bokk nga tey jii yaa ngi ci biir parti bi nekk ci kilifa est-ce que tey jii bokk nga ci ñi taxaw tey jii di ko conseiller moom mu ubbi gouvernement bi def ko benn gouvernement boo xam ne union nationale la boo xam ni kujje politique yëpp duñ ci dugg bokk ci liggéey réewu Mauritanie su fekkee ni li ngay wax ni di ko défendre dëgg la. Babacar man loolu fu ma mënti nekk loolu lay def. parce que yéen parti au pouvoir ñu bëri da ngeen siis. non siisuñu. si Babacar siisuñu bu leen xajal kenn. ku ñëw bëgg a bokk boo ñëwee fekk suñu doo ñëw fekk suñu ba pare bëgg ñoo buntu xataal yow tamit. boo ñëwee ci dara pour defar réew mi du buntu xataal. non réew mi taxu leen jóg de ñu ci bëri seen i poos leen tax a jóg réew mi taxu leen jóg. ñu nekk ak njiitu réew mi nag te seen poos nekkal leen fi ñi nekk ak biir njiitu réew mi. te seen poos nekkal leen fi dañuy ñàkk di liggéey seen liggéey. non parce que dañu doon tedd. man d'accord ma ak yow. non Babacar gis nga. am na ñu fi nekk ñoo xam ne seen poste lañ fi nekkal. waaw si seen ay mbokk. peut-être. si seen biir. wax sama ban mbokk. bare nan fii. sama ban mbokk. non si seen mani la. Babacar munoo sukkandiku ci loo xam ne amoo ci benn preuve. mbokkum politique. d'accord mais mbokkum politique soo ko bëggee jël xëpp ko. da nga am preuve Babacar non yow est-ce que am nga preuve tey jii. da nga am preuve non est-ce que am nga preuve tey jii soo ma waxee ni ma. mais yow da nga am preuve Babacar. da nga am preuve que ni ñu nekk ci biir gouvernement bi seeni poche lañ fi nekkal. Babacar am na ñu nekk ci gouvernement bi waa déglu ma ba pare am na ñu nekk ci gouvernement bi dañu doon tedd balaa ñu leen di jox poste ci gouvernement bi dañoo suur balaa ñu leen di jox poste ci gouvernement bi. kon ñu nekk ci kujje gi suurunu. ñu nekk ci kujje gi duñu xiif. bien sûr am na ñu ci suur. aywa parce que ñëpp yamuñu Babacar. voilà ñëpp yamuñu de. voilà mais aussi waroo jël ñëpp def leen dans un même sac. non defuma ñëpp dans le même sac parce que ñëpp yamoon am ñu gedd seen cër. mani la peut-être que am na ñoo xam ne loolu moo leen tax a jóg su valable côté bi rek valable na côté yaa ngi dégg. peut-être que am na ñoo xam ne loolu moo leen tax a jóg mais Babacar am na ñoo xam ne ñoo ngi tedd ba tey te ñoo ngi ànd ak seen ngor ba tey nekk ci nguur taxul ñu nekkal fa seen bopp seeni askan lañ fa nekkee te dañ ciy dem ba jeex du ñu xaar nguur ci dara li leen war dañ koy def bu ñu waree régler ko yow xam nga politique dëkk bi nu mu mel nguur gi politiciens yi fi nekk boo waroon wàcc tey ca dëkk ba du nguur gi moo lay jox sa gasoil du nguur gi moo lay jox budget bi ngay joxe loolu Babacar yaa ma ko gën a xam yow xam nga politiciens yi fi nekk dëkk biir Waalo lu ñuy daj seeni poche la ñuy jël seen ñaq la ñuy jël jox ko seen askan xaaruñu ci ma Samba xaaruñu ci ma Demba. voilà foofu sax dañ fay dugg parce que da nga laal poñ bu am solo mooy la politique du terroir. yaa ngi wax léegi nii ñi nekk ñi ci biir Waalo bi du ñuy dem ñi fa nekk ñi di politique ci biir Waalo yi askanu wolof nga bokk ci communauté wolof la yéen a ngi ci politique bi yéen a ngi ci ànd ak ay nit di ci politique mais foofu lay dugg fi nga tudd muy Waalo gi sa ay mbokk yi nekk ci biir Waalo gi gisuñu dara dégguñu dara lanu war a am amuñu ko waxuma yéen ñi nekk ci wàllu nguur gi de nekk ci wàllu poste yeeg ñoom seen waxuma ñooñu mais dama ni ñi nekk ci biir tiroir boobu ngay wax politique bi ngeen di def yéen mooy politique gu lan politique heure bu xew-xew amee députation am na municipal am na référendum am na classement politique wala maanaam am na ñu soog am di jóg nag duy seen poos dem kenn kër gu nekk ñu ñëw fa jox fa ñetti junne joxe fa benn kilo suukar mais loolu ngeen di def te loolu du seen cër yéen Babacar loolu daf fee jeex mais am na fi ci élection yi ñuy weesu yëpp man naa ngoon ci terrain amoon na fi même élection Babacar yi amoon na am na fi ba léegi Babacar ñun fu ñu nekk dañuy ñëw fii ak beneen optique bu bees Babacar ñun fu mu ne nii dañuy jéem a xool naka la ñuy def ba liñ fi fekkoon ñu jéem ko améliorer naka la ñuy def ba changer de vision naka la ñuy def ba changer de stratégie naka la ñuy def ba mettre suñu électorat ñu mettre leen dans de très bonnes conditions nga xam ne duñ ci xaar nguur duñ ci xaar keneen lu ñu war mooy ñun ay doomu Waalo lañu waruñu xaar kenn li ñu war ci suñu village ñun ñoo war a takk suñu ndigg def ko. yow doomu jëkk nga. man doomu jëkk laa. est-ce que tey jii jëkk bi nga bokk sa waa dëkk xam nan la ci wàllum politique est-ce que yaa ngi wàcc ci terrain bi di fighting di xeex di leen représenter dignement est-ce que yaa ngi koy def. man bi ma duggee ci politique beeg léegi dafa yemook élection yi passé yi te bi élection yi jotee
li ma fa war a dem naa fa li ma war a nemmeeku naa ba élection yi jeexee ak léegi delluwaat nga fa pour nemmeeku leen ba élection yi jeexee ak léegi demaguma fa. lan moo ko waral parce que loolu c'était programmé parce que dama nekk ci kuréel boo xam ne bi ñoom ñooy organiser wu ñoom ñooy tànn ñi war a dem te loolu ñoo ngi ci doon dox muy pencum IPR bi élection yi passé dañu programmé ni dinañ am mission boo xam ne bii dinañ def waalo yépp village bu nekk dinañ fa wàcc village bu nekk. mi ngi yéex de. ah si mi ngi yéex parce que fi mu nekk nii lépp a taxaw Babacar fu mu ne nii lépp a taxaw y a 4 ou 5 mois lépp a taxaw benn activité politique amatul waaye dañuy ñaan yàlla génn ci lii te bu ñu génnee ci lii Babacar nga xam ne lépp dëgg la ñun dañoo ñëw pour une Mauritanie nouvelle ñëwuñu pour di répéter li fi ñeneen doon def ñun lu ñu ñor mooy askan wi ñun lu ñu ñor mooy ñu suqali suñu réew lu ñu ñor mooy suñu réew doon ci réew ñi gën. kooku moom mooy seen kàddu surtout yéen ñi nekk ci nguur gi léegi dañuy dugg ci beneen facette ci wàllum politique mooy Ndeye Fatma Sarr mi ngi ci kuréel xam nga politique soo koy def il faut que nga am wéeruwaay ci sa wàllu communauté tey yaa ngi politique. kan mooy sa wéeruwaay tey ji ci wàllum politique parce que seen cadre yi bare nanu ñi nga xam ne kenn ku nekk ñu ngi fëgg seen dënn ni ñun la man la kenn ku nekk yaa ngi xëccu te xam naa ne xam nga loolu. xam naa ko bu voilà kan mooy sa leader politique tey ji kan nga wéeru ci moom. man nag ki ma wéeru ci moom mooy le député Ba Madine ak le secrétaire général Fall Guisseli parce que ñooñu même budul ci politique bi. dama am sama papa boo xam ne ku ñu naan Mamadou Fattah Gueye naa war nga ko xam ex député la woon moo jàpp sama loxo boole maak Fall Guisseli boole maak honorable Ba Madine parce que en fait ay wëllëreem lañu moom dafa yàgg ci politique donc loolu moom a njëkk lëkkaleeg ñoom bu loolu weesoo dañoo am kuréel boo xam ne honorable député mooy suñu njiit donc man su may am wéeruwaay benn wéeruwaay laay am mooy l'honorable Ba Madine. Ba Madine alors est-ce que yaakaaroon ni tey jii comme ni nga ko doon waxee parce que si sa njëlbeen wax. da nga am loo xam ni wax nga ko. léegi nii nga wax le contraire. par exemple da nga ni honorable député Ba Madine mooy sa wéeruwaay ci wàllum politique. ñoom ñoo ngi fii depuis. changement classe politique wax nga ko si sa njëlbeen wax ni dafa war a am. est-ce que yaakaaroon ni ñoom ci seen wàllu bopp war nañu nekk ñoo xam ni ay kilifa la ñuy doon parce que li ñu def ci biir réew mi kenn mënu leen ko bañal mais war nañu tey jii toog ci gannaaw puus xale yi yu mel na yéen ngeen xam ne am ngeen njàng bi may na leen ko yéen maanaam charisme bi may na leen ko lu tax duñ leen bàyyi yéen ngeen dem ci kanam ñu gunge leen jox leen seen xalaat ak seen ay conseils. Babacar ñooñu c'est vrai que ni yàgg nañ fi fekkee nañ ci réew mi lu bari waaye Babacar mag dafa jaram bàyyi ci réew. j'ai pas dit le contraire. d'accord dama ne mën na leen fi bàyyi. mais yaa ngi doon ka sànq ne dañ leen war a xajal. yéen ci ndaw ñi déglu ma kon ça veut dire que ni. non contradiction amu ci de. dama ne la ñun dañoo ñëw pour une nouvelle vision. aywa te ñoom ñooñu. est-ce que une nouvelle vision mën na am sans changement classe. non mais ñoom dañuy accompagner ñu ngi ñuy accompagner ci loolu. te Babacar lu jot yomb xëy na dafa jotagul rek dara jarul a yàkkamti de. kooku moom kàddu wolof la moom. dara jarul a yàkkamti Babacar kooku moom kàddu wolof la moom lu jot yomb. te ku yàgg ci teen bi mani fa ngeen ka fay xaaree. ku yàgg ci teen bi xaaree su ngeen moytuwul da ngeen fa. ku yàgg ci teen bi yàgg baag dina la fa musa fekk. mani te Babacar du ñu ay baag ba kañ lay ñëw. baag ba yàllaa xam Babacar gis nga doomu aadama lu yàlla bind ci yow bala ngaa dee dina ñëw dara jarul yàkkamti waaye xam nga Babacar lu am solo tey lan la. mooy ñun ndaw ñi. xëy na ñoom ñoo ñu ëpp expérience ñoom ñiy coacher ñooy suñu wéeruwaay waaye ñun ndaw ñi tamit am nañu part de responsabilité bu rëy parce que ñun dañoo war a taxaw dañoo war a dëggal suñu bopp dañoo war a présent Babacar suñu absence ci réew mi dafa metti torop te dara waralu ko lu dul diis. parce que koo woo surtout yéen si seen waasoo moom. koo woo yéen wolof yi moom. mu toog yéen wolof yi nanguwu leen kenn. te bu demee bay sànni xeer jot ñuy sànni xeer. mais xam nga est-ce que Babacar gis nga xam nga ni defoo la ci yéen nanguwu leen ku leen jiite yéen.
nit. yéen nangu leen ab leader. non nangu leen. non su ko ñaar nangoo ñett nangoo am na ñoo xam ne tey ñu ngi gor. dañu am suñu leader c'est l'honorable Ba Madine dañu am suñu leader kuréel bi ma nekk man ñun ñëpp moom mooy suñu leader mais keneen ku ko nangu Babacar politique kenn du ci forcer kenn politique vision la ah bu fekkente ni kii moo ma doy damay dem ànd ak kii bu fekkee kii doyu ma tamit ma dem xool keneen ku ma doy mais c'est pas parce que ni moom moo fi nekk que nit ñi obligatoirement ñun ñëpp dañoo war a buubu dem foofu mais suñu doole tey mooy nekk peut-être que man loolu dama koy positiver kii tey mi ngi fii am na njoñam kii mi ngi fii am na njoñam war nañu mun a ànd liggéey. mais warul nekk non ci biir nit ñi. warul am ay goronte tànk waru leen am goronte tànk. yaa ngi dégg raison pour laquelle ngeen war a taxaw. nous avons une cause commune. dégg nga lan la mooy lu suqali suñu waalo gee ñun ñëpp ñoo ko bokk. mais pourquoi ŋàññante di am pourquoi goronte tànk du am li kii bëgg moom la kii bëgg pourquoi duñu boole suñuy doole. laaj naa la ko lu tax mais mbooloo mooy doole. mbooloo mooy doole mais lu tax te ci tànk yooyu la ñuy dox te tànk yooyu moom la ñuy dox parce que dama ni la ñun fu mu ne dañoo ñëw pour rénover affaire bi. d'accord raison pour laquelle ngeen war a may ñi nga xam ne ay ndaw la ñu gën a féete ndaw te am profil bi am njàng bi ñu teg leen ci kanam. Babacar loolu tamit bokk na ci. am na ñoo xam ne mën naa leen citer. wàññi boo gis ci benn lay commencer te tepp moo ma gënal yuret te ñu nekkal ñun am nañ ci yaakaar. réew mi am nañ ci yaakaar ñun li ñu war léegi mooy def suñu wareef te suñu wareef ñoo ngi koy def te am nañu yaakaar ne changement dina am nañu yaakaar ne lépp loo xam ne suñu gëdd la bu fekkente ni ñun taxawaay bi war ci ñun def nañ ko bañ a toog ni ñu daan toogee bañ a absent ni ñu doon absent wee fu ñu war a taxaw ñu taxaw fa li ñu war ñu def ko bu yàggee nag xëy na nag dinañu rus wala dinañ ni ñii kat wax dëgg yàlla jaadootul ndax boobu ba léegi kenn déggu leen fenn kenn déggu leen ci lu ñaaw kenn déggu leen kenn gisu leen ñu sànni xeer lu leen naqareeg lu leen neex ñoo ko boole toog di def seen wareef ci réew mi. est-ce que yéen wala fii siis donc bu yàggee est-ce que siisu leen yéen. non siis pour lan. siis tëju. lu tax ñuy siis. ngeen war a yaatal tànc. ñu war a jógee fële ngeen siis lu tax yan raison moo ñu war a pousser Babacar ñuy siis. Babacar nee naa la affaire bi lépp ñëpp la. mais bari na ci politique lu nekk nga ca. bari na ci politique. ah politique. non peut-être que am na politique dafa fiir. am na peut-être waaye ku ci nekk defal sa wareef. très bien du ñuy ñëw nag ci beneen facette am na doxantu noonu am ku nu tasanteel ci mbedd mi. mu wax nu ay xalaatam moom ci li nga xam ne mooy émission bi mais poser la ay questions du ñuy ànd ak sunu waa réalisation fële ca régie fële nag Mouhamed Bakar tey jii maanaam di l'ami de xeltu moom moo ñëw VTR Sidi Oul Moulaval moo fa nekk réalisatrice Sinia Beyrouk réalisatrice fii ci maanaam suuf Maymouna Idumu moo fa nekk Fatou Mintou Mawlud nekk fii ci nga xam ne mooy son du ñuy ànd ak sunu coordinatrice Mariétou Gueye ak équipe bi nga xam ne moo nekk régie ñu jox nu sunu première maanaam sunu premier élément maanaam muy question directe ñu dellu si sunu invité. bon damay laaj ñaari question si sa invité bi Ndeye Fatma Sarr dama bëggoon xam première question bi mooy est-ce que mës nañu xalaat si àddunaam que dana def carrière politique bon deuxième question bi étant femme mauritanienne tout ça ne bëgg liggéey bëgg gérer famille ak yooyu da bëgg xam le fait de travailler et gérer une famille déjà problème la léegi nga bëgg si yokk carrière politique da bëgg xam comment il arrive à gérer ces trois points. waa Babacar dégg naa question bi mu ne est-ce que mus naa xalaat def une carrière politique. defe naa ni dama juddu rek nekk nit koo xam ni kii nit ko engagé la ma nekk nit koo xam ni kii sama askan ñor ma lool fi ma jógee tamit ñor ma lool. waaye booy xool tamit politique mun nañu xëy na nattu la boo xam ne daf ñuy dab
ci suñu dund. donc mu nekk loo xam ne ci at yu mujj yi. ci la ma yàlla natt peut-être. ma dem ba dugg ci. donc ñuy sant yàlla daal ñuy sant yàlla parce que carrière politique bi booy xool ñëpp la war fi ñu toll nii def politique ñëpp la war parce que boo defee politique ñiy def ñi ngi koy def boo ko deful ñiy def ñi ngi koy wax te lépp loo gis ci réew mi politique la donc mu nekk wareef ci ñun parce que dañuy doomu Waalo dañoo war a représenter suñu askan dañoo war a représenter suñu réew dañoo war a xeex pour suñu yelleef. deuxième question bi pour ñu gën a gaaw. dégg nga ko. deuxième question bi mu ni est-ce que naka laay def ba allier vie familiale ak vie politique ak vie professionnelle. mu nekk loo xam ne en tant que jigéen sax des fois c'est pas évident du yomb des fois day metti lool parce que nga nekk jigéen yor sa kër yor sa profession sax déjà dafa metti ci jigéen nga war cee mën a yokk politique. mais Babacar damay sant yàlla parce que dama am ay nit yoo xam ne dañ ma comprendre dama am ay nit yoo xam ni buntu xataaluñu ma ci dara bu ma waree am réunion damay dem réunion bu ma waree dem tukki damay dem tukki fu ma war a dem dama fay dem donc loolu moo ma faciliter tâche bi ba gisuma ci lenn loo xam ne rek gàllankoor na ma ñi ma dëkkal nag ñoo ma comprendre ñoo ma jàppale ba tax affaire bi yomb ci man. affaire bi yomb alors très bien donc di wax mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu télévision El Mauritania la télévision leader tey jii Babacar Naam fi mu jënd moom mooy wàllu couture moom moo jënd fii Sidi Gueye kon bu kenn nag ñëpp gaaw dem seeti ko ndaxte fu Babacar Naam jënd rek waa jooju moo fa jaar ak macha allah loxo bu weer maanaam di wàllu couture nekk fële ca PK 8 ñu ñëw nag ci maanaam beneen facette ndaxte politique bi tey jii yéen a ngi ci ndaw ngeen. comme ni ma ko waxee ci njëlbeen ba xëy na seen njàng tey war na leen mën a may tey ji ñu gis leen ñu séentu leen fenn ci kaw lan mooy ambition wu Ndeye Fatma Sarr la mooy sa ambition ci wàllu politique. sama ambition bu njëkk ci wàllu politique lu ci njëkk mooy lépp loo xam ne yelleef la ci doomu réew mi ñu matale ko ku ci ne li la war sa gëdd ñu joxle ko. loolu mooy li ma ci njëkk a wax mais sama ambition li ma gën a bëgg ci politique mooy ñu suqalil ma Waalo Babacar dafa mel ni dañ ko fàtte dafa mel ni bokkul ci Mauritanie Waalo du ndox Waalo du courant Waalo du yoon du lenn comme si ñun bokkuñu ci réew mi comme si ñun dañoo wàlliyaan si. mais da ngeen li ma waxoon sànq dellu si nga ci li ma waxoon. boolewu leen seen ay. alors que warul woon demee noonu tey. est-ce que du ñàkk boole xalaat tey boo demee à côté ci sous-région bi. village boo ci romb dafa am courant. mais dañu boole seen doole ñoom dañu boole seen doole. dafa am courant dellu si sama question bu ko daw. dégg nga non daw ma sa question. maa ngi ñëw est-ce que du ñàkk ànd bi ngeen ñàkk ànd. mën na nekk Babacar mën na nekk parce que. lu kenn man ñaar ko dàq. voilà te dañuy ñaan yàlla doomi Waalo ñu góorgóorlu jéem a yeewu ci loolu xam ne suñu mbooloo mooy suñu doole nañu ànd jóg liggéey nañu ànd defar suñu réew nañu ànd suqali suñu Waalo gee loolu mooy suñu sag wante bu fekkente ni ku ne dangaa bay sa bopp ci wàll ku ne di xëccu kañ lay sotti du mën a sotti Babacar nañu boole doole yi boole xol yi boole xalaat yi bu ko defee lépp mën a yomb. très bien très bien léegi nag soxna si. dama lay jox lii parce que mooy Kleenex moom mooy partie Kleenex ci télé ci émission xeltu benn. am ñaareel bi Babacar te nga ma jox benn rek. ñaar voilà ñu dem ak waa régie sunu maanaam réalisatrice ak. sunu mbokk yi nekk fële ak sunu coordinatrice Maritou Gueye ñu ànd ak Sinia Beyrouth Maymouna Idumu ñu jox nu sunu premier maanaam élément témoignage am na ku nu seeti am na lu mu nu wax jëmale ko ci Fatma Sarr ñu dem topp ko dellu soit ci plateau bi.
Fatma Sarr sama xarit la ñoo jàngal depuis école primaire collège ba lycée macha allah su ma waree wax ci moom am naa lu bëri li mu war wax ci moom parce que macha allah tabarkal nit ku baax la ku am yar la ku am teggin macha allah tabarkal ku bëgg ñëpp ku bëgg ay xaritam ay waajuram njabootam tout le monde tabarkal macha allah waaw encore nit ku jullite la macha allah tabarkal waaw xanaa ñaanal ko rek yàlla may ko jàmm ak salaam ba mu avancer si lu muy def moom avancement waaw may ko ci ndam may ko ci mu am ci poste bu am important waaw mu am ci lu bëri daal lu bëri su ma koy conseillé dama koy wax rek conseil bi mu koy jox mooy na comportement bu mu yor na ko gën yor daal na ko yokk pardon man nag sama wolof c'est pas waaw ñu comportement bu mu am parce que nit ñi nga xam ne ku baax la daal am comportement bu baax dafa yaru si éducation am si religion am si yëpp encore nit bu teey la encore nit ku am caractère la na ko gën yokk waaw na gën yokk ba comportement yëpp et puis voilà. Babacar kii dama koy sant parce que kii man ak moom dañoo yàgg lool ba ñuy xale ba tey depuis primaire collège lycée partout dañoo dundandoo lépp daal mën naa ni lu ñu dund ci àdduna ñoo ko bokk dund sëy moo ñu teqale woon peut-être walla liggéey bi ma dem ñu affecté ma Nouadhibou loolu moo ñu teqale woon mais toujours est-il que xaritoo bi nekk suñu diggante ak fu ma munti nekk ci àddina moom ak fu ma munti nekk ci àddina day law parce que dafa nekk lu dëggu dafa nekk lu sincère mu jàpp ma te ba mu jàppee ba tey bàyyiwul. mu jàppee ba léegi bàyyiwul am na beneen témoignage boo xam ne def nañ ko mu doon koo xam ni am na lu mu wax loo xam ni yëngal na xol ñu ànd ak waa régie ci sunu deuxième élément de témoignage. la mu la mën a wax ci sama sët bii mu di sama sët ci côté yaayam ma di bàjjanam ci côté baayam bii nu yaralu benn kër maag baayam yàlla def magam jël ma nekk ci biir kër gi ma mën ci wax lu bare yàlla def Fatma li ma mën ci wax ci moom bari na lool ndaxte Fatma ku am yar la ku yaatu la ndax samay doom bu ñuy jàng lycée fii li ñu nekk ci kër gi te kenn musul ñëw ba ni Fatma dompa na la wala wax na la wala am na wax ju sew ci sa diggante mu di lu neex ci sama xol ma di maamam nag yàlla def lu muy defal yaayam moom la may defal nu nekkaale Nouadhibou mu jàpp ma comme propre yaayam jàpp ma comme maam comme yaay ma la ma jàpp ma comme bàjjan koo nag may ñaan yàlla mi dara teewul lépp la nga xam ne ëmm na ko te bëgg na ko te yaakaar na ko yàlla na ko yàlla defal yàlla bu mu tasee lu mu ragal mukk ci àddina ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu laa mën wax ci moom ak mbaaxam ak tabeem ak jiite ay rakkam te kenn mësul mer mu dër ko yi jigéen ñi mu dër ko yi góor yi ay njàmmiñam kenn mësul dëkk ni Fatma def na ma naqadi nii wala siis na ma wala seet na ma bët bi wala def na ma nii wala waxal ma nii mun de musuma ko dégg waaw ndax xam nga jiboot ak doomam dafa jóge te buñ ci waxoon dara xëy na dana demee neneen wante alhamdulilahi rabbil alamin wallahi loolu laa xam ci ma Fatma. soxna si Babacar kii dafay kenn ci man ni mu ko waxee yaay la ci man mooy sama deuxième yaay ñu koy wax Fatou Mbodj Babacar Nouadhibou boo fa duggee koo ni Fatou Mbodj wax yat rek la ciy tegal mu nekk yaay ju baax ma ñëw Nouadhibou sëy fa sama yaay sore ma mu jël ma taf ma ci xolam ma nekk fa
sama doomu taaw ma am ko gisuma yaay gisuma baay gisuma rak gisuma mag mu jël ma yóbbu ma këram lépp loo xam ne sama yaay waroon na ma ko defal rek kii moo ma ko doon defal lépp luy waree fu yaay ci doom moom moo ma koy defal mu dégg ci lu nekk wax ju ñaaw ju ne Babacar kii dégg na ko ndax man te bu doon keneen mënoon na ni kii jarul dara waaye bés bu déggee wax ci man bés boobu la ma gën a jàpp Babacar mu nekk gor pire doon ku baax ma koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla guddal fanam. très bien amin yaa rabbal alamin kii nag ku la xam ku la jóge ku la bëgg ak lu mu la bëgg kii moo la gën a bëgg kii nag moom wax na rangoñam tuuru na jëmale ko ci yow li mu wax yaa koy déglul sa bopp ñu ànd déglu ko ndaxte li ma la jox il faut que tey jii ñu fomp ñu dem ak waa Régis ci sunu 3e élément. Fatma Sarr de lu mu si wax xam naa ne du jeex sax ndax sama doom la te doom ji digal way juram la nga fonk way juram lépp lu mu am ci suba ba ngoon ci way juram la koy def loolu rek laa ci mën a wax am na yar am na tegin teg nañu fu mu war a tegu maag papaam lépp lu mu am ci suba ba ca ngoon ci nun la ko jox wax dëgg yàlla man mi nga xam ne maa di jigéen yére bu rafet bu nekk daf ma koy jënd takkaay lu nekk daf ma koy jënd lépp lu nga xam ne di jigéen soxla nag ci kër rek moo ko jënd ba daa mokkat yi ba daa tapp yi yëpp carte barkal la macha allah ñu koy ñaanal gudd fa nag wér yàlla lafal ko cat ak làmmiñ may ko lu mu bëgg moo xam lu mu bëgg si xolam yàlla na ko yàlla defal. Kleenex moom il faut ñu fomp moom il faut ñu def ko Fatma c'est un moment. nee na desul ko dara ci àdduna. Voilà, c'est l'émotion. Nous sommes ci 4e et dernier élément. Comme ça, c'est foofu rek ñu tëj émission bi. Ñu dem kii tamit am na leneen lu mu wax fii maanaam yaayam jaar fa la jaar moom itamit xolam egg fu sore ñu dem ànd ak waa Régis suñu dernier élément. Fatma la ma xam ci moom bëri na lool man maay baayam maa ko yar ku fonk waajuram ku fonk ay bokkam la ku nangoon jàngale aussi fonk liggéeyam aussi fonk njabootam li ma xam ci moom bëri na lool te damay ñaan yàlla suturaal yokk barke ku am fulla la ku am fayda la amul lu ma defalul ci àdduna ci lu baax amul lu ma defalul yaayam ci lu baax ak ay bokkam ñëpp a ngi koy sant du ñuy ñaan yàlla rek yàlla yokk ko sutura yàlla may ko wér may ko wala njul lépp lu mu ko wax loolu lay def ci man maa ko jur maa ko yar mu jàng ba jàngam jeex tubaarka yàlla may ko liggéey mu dem noir yi sëy yàlla indi fu may ko fa sëy mosuma sonal ci benn côté ci lu baax la mosa xamoon ak xam li may ñaan yàlla yëkkati ci kaw lépp lu mu ci yaakaar lépp lu mu ci bëgg yàlla defal ko te mu xam ne aussi politique moom muñ da ngaa góorgóorlu muñ ci am fulla am fayda bañ dugg ci loo xam ne sa yoon nekku ci loolu laa koy ñaan. ci 30 secondes rek parce que émotion bi mënatoo koo dem 30 secondes rek émission bi jeex na. Babacar sama xol fees na waaye ñii il faut ma gërëm leen muy sama yaay ak sama papa Babacar ñun dañoo am chance bu rëy am baay ju baax lool baay joo xam ne foo tourné ci Nouakchott du ma wax sax Nouakchott Mauritanie laay wax koo ne adjudant chef Mbaye Sarr wax yett la ciy tegal bu bëgg njaboot lool sonn ci njaboot lool bëggul lenn lu naqari ay doomam Babacar juddu naa ba toll ni ma toll sama loxo papa musuma dal sama papa dama juddu Babacar des fois dama naan sama papa xëy na lu mu jur man la gën a bëgg ndax dama xëy ci moom sama papa dama juddu mu bëgg ma fonk ma teg ma foo xam ne tegu fa kenn
ba ni ma toll ma koy ñaanal yàlla li ma yéene ci moom yéene ko ci sama yaay ji yal na ko yàlla mottali ñii yal naa teral seen xol parce que dañuy ñaari garmi su ma amul sens interdit ci dëkk bi Babacar yàlla ak sama yaay ji la ak sama papa ji Babacar sama yaay di jigéen ju baax jigéen ju muñ jigéen ju pieuse jigéen ju yaatu jigéen ju sonn ci njaboot sonn lool ci njaboot te boolewul dara ak wax bu ma yeggee fenn fi Babacar yàlla ak ñoom ñi la bu ma amee benn sañ-sañ wala bu ma amee benn fit bi yàlla ak ñi ndax ñii Babacar ñooy sama wéeruwaay ñooy samay sëriñ desaluñ ma dara man maa leen desel te li ma yéene ci sama waajur yi Babacar damay ñaan yàlla yal na ko yàlla mottal ñii yàlla bu seen xol tàng ci amiin yaa rabbal alamin amiin jërëjëf émission bi jeex na tàkk tey jii doon nu may sax ñu yokk tuuti ñuy gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun tey jii ci wàllu maanaam liggéey bi wàllu injecte Mouhamed Bakar comme d'habitude nu mu ni taxawoo VTR Sidi Oul Moulaval réalisatrice fële ca kaw régie Sinia Beyrouk réalisatrice Maymouna Idoumu fii ci suuf son Fatimitou Mintou Mawlut di gërëm bu baax Léna Dieye mi nga xam ne moo nu defal sunu portrait invité di gërëm sunu coordonnatrice Maretou Gueye di gërëm di sant bu baax a baax aussi tamit sunu maanaam kilifa di Zeynabou Diaby ci ànd bi muy ànd ak ñun ci liggéey bi di disponibiliser lépp loo xam ne war nañ ko pour ñu mën a def liggéey bi nu mu mucc ayib ni ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla may ko dëgër laay bu baax a baax ci taxawaayam mais également di dellu soit di wax ni mbokk yi fi ma jën tey ji sama tailleur moo fa jaar di maanaam waalo couture di Sidi Gueye di ko gërëm di ko sant ci fu muy jénnee fu nekk lay jénnee seeti leen que muy góor muy jigéen nag ku dem du mer PK8 la nekk di leen gërëm di leen sant di leen jox daje incha allah ci beneen émission xeltu yàlla jàmm ci biir mi yàlla muccal leen muccal nu digg nu ci géej gi xewal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu